tàmbaliwaat tey ci université yi ci réew mi sauf bu Ziguinchor wante njàng mi par groupe lay doon kilifa université yi xam ne jël nañu matuwaay yëpp ngir lépp jaax ci yoon ci ndoxteelu njàng mi coow laa ngi wéy ba léegi ca la xewoon ca Tobène ak ñi ne waa gendarme dañ leen doon métital kuréel yi seetu ak yelleef doomu aadama di sàkku yoon leeral mbir yi amal ci ab enquête ay xumbute dootul mujje am ci anniversaire ubbik juma Masalikul Jinaan fii ci Ndakaaru le 27 décembre mbas mi di coronavirus moo ko waral la dañ teg xibaaru tàggat yaram chronique culture coronews si jeexale ak li ci yéenekaay mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne si lu leen ci ay faram-fàcce. mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ànd beeg RFM xibaar yi dañ koy door lu soxal wàllu njàng mi ak ndooratum njàng mi ci université yi ci réew mi tey ji lay doon benn fan ci weeru septembre waaye nag loolu dafa am ni muy demee ñenn ci étudiants yi dañuy daal di ñëw tàmbali di jàng ñeneen ñi ñoom di xaarandi seen ay ngir mën a ñëw ci université Cheikh Anta Diop nag juboo mujj na am diggante kilifa yi ak étudiants yi nga xam dañoo lankoon ne duñu dellu ndax li ñu bëgg mooy ñoom ñëpp daal di àndandoo delluwaat ci classe yi waaye ban waxtaan ak ñi nga xam te ne ñooy kilifa yi mujj nañu juboo ba li ñu juboo moo di ne ñii di étudiants yi nekk ci premier cycle bi comme ñoom ñooy reprendre nag tey jii dañ ci déglu Steven Dame Sène moo jiite amical étudiant fac lettres yi di wax ci turu étudiants yi Dakar yi ñu déglu ko ak Pape Balla Gueye ci presque 4 heures de temps ci la ñu tombé d'accord ci lu ñu point yi mooy que ne ñun li ñu mës a wax mooy que tout le premier cycle va revenir et on va essayer de voir pour le second cycle des réaménagements yoo xam ne ñun ñoo koy décider chaque assemblée de faculté et je pense que commencé nañ ci liggéey déjà ku déglu suñu intervention depuis le début mu suñu wax ne dañu dellu ci daara yi dañu wax ne ànduñu ci liñ proposé te bu ñu dégloo dinañ proposé loo xam ne ñëpp dinañ ci ànd te tey bi ñu dégloo ñëpp gis nañ ne accord am na juste pour wax que ne ñun duñu privilégié benn yoon dem comment dirais-je di génne étudiant wala leneen li ñu mës a jàpp mooy que la reprise doit se faire le 1er septembre ci bu ñu bëggee sauver année bi heureusement que reprise bi dina am à partir de demain maintenant ñun nag organisation interne li ñuy def au niveau de la faculté déjà commencé nañ ci liggéey ak doyen jàpp nañ que ne problème du amati ci à ce niveau si seulement ci la ñu tënk ak recteur au niveau de la faculté respecté nañu ko li ñu mën a jàpp mooy que jamono jii nii 2 niveaux yi ñu waxoon ñooy ñëw licence 3 ak master 1 ñooñu du ñu ñëwati li ñu jàpp mooy premier cycle bi ñëppay ñëw ça veut dire que étudiants yi nekk première année deuxième année troisième année ñoom ñëpp dañuy ñibbisi ñoom ñëpp ñooy ñibbisi étudiants yi nga xam ne tey par exemple ñoom ñoo nekk deuxième cycle ñoom ñëpp pare woon nañ seen ay cours première semaine rapport de recherche dong moo leen dese donc ñooñu dañ leen di inviter à ce que ñu continuer seen ay recherche en attendant ñu seen date butoir pour seen rapport de recherche yi jot donc juste pour dire que à la faculté de lettres reprise globale bi nga xam ne moom lañ doon wax mën nañ ne am nañ ko à 80. mu nekkoon Steven Dame Sène jiite amical étudiant yu fac lettres kon ñoom nag seen naataango yeneen faculté yi kon tey ji nar a dellu ci amphi yi tàmbaliwaat njàng mi li ñu mel tamit lañ nar a nemmeeku ci université Gaston Berger bu Ndar lu ëpp nag ñeenti junni étudiant daañu dooraat cours yi tey ji kilifa yi di recteur ba ak directeur bu CROUS xam ne matuwaay yëpp bu jël nañ ko rawatina lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram ak jàngoro ji di coronavirus leeral ak Mohamed Nabi Sila ci lu ëpp fukki junne ak benn ci ay étudiant ñeenti junne ak juróomi téeméer fas yéene door jàng mi ci talaata ji ci université Gaston Berger bu Ndar recteur bi Ousmane Thiaré di fàttali matuwaay yi ñu jël ci fànn woowu. UFR yëpp li ñuy proposé pratiquement mooy étudiant première année ak étudiant deuxième année xam nga boo jëlee par exemple année dernière étudiant première dañoo yéex a ñëw donc finalement ñoom ñoo am tuuti retard moo tax UFR dafa privilégié quasiment étudiant première année ak étudiant deuxième année. loolu aussi boo gisee ñu def ko mooy mbas mi moo fi nekk conditions yi ñu doon dundee avant mënuñ continuer di ko dindi. reprise graduelle fi raxase loxo yi masque bi ministère bi jox nañu 74 000 masques. ci wàllu campus social bi ñu ci dalal étudiants yi Pape Ibrahima Faye directeur CROUS di xamle matuwaay ak i jéego yi ñuy def ngir étudiants yi mën a nekk ci bërëb bile. CROUS ginnaaw ba recteur mettait en place commission sanitaire ñu tamit dañoo mettre en place benn commission adaptée pour que muy gérer lépp li nga xam ne mooy feebar bi ci biir campus sociaux yi mais aussi mu liggéey ci yan protocole nañu war a jël pour sauvegarder la vie des étudiants et du personnel. lu ni mel war a tax ñu jël fulla ak fayda jagleel ko lépp lu aju ci wàllub njàng mi rawatina woote goo xam ni professeur Ousmane Thiaré jot na ko def étudiants yi ak waajur ndongo daara yi ngir jàmm mën a am ci bërëb bi. vraiment ñu ngi ciy lancer un appel à tous les étudiants. vraiment ñu xalaat fi ñu jógee parce que fi ñu jógee aussi xaw na métti. dañoo perdre benn année
te vraiment bëgguñu perdre beneen année université Gaston Berger de Saint-Louis moo tax ñu ngi lancé un appel étudiants yi vraiment ñu def preuve de compréhension def preuve de responsabilité. léegi mbir mi des ci loxo étudiant yi nga xamee ni war nañ leen dalal ci bërëb bi lee RFM ci Ndagéej Mohamed Nabi Silla ni mu amee ca université Gaston Berger bu Ndar la amee tamit ca université Alioune Diop bu Bambey foofu étudiants yi déggoon nañ leen ñuy wax ni xalaatuñu dellu ci classe yi ak situation beeg te ñoom ñëpp ñoo war a dellu waaye nag waxtaan ñu kilifa yi ba jubóo mu jàmm seen diggante kii di recteur ba di dala xel yi ne lépp luy matuwaay jël nañ ko ngir lépp jaax ci yoon May Diaw mooy recteur université bu Bambey ay kàddoom ci micro Babacar Diouf. Un comité de santé bu regrouper enseignants yi personnel administratif technique et de service ak étudiants yi donc xalaat yi ñuy def la ñuy def benn document bi moo ñu wax ni ñuy def pour def reprise année universitaire bi donc ci li ñuy wax ci seen recommandation moom la ñu appliquer sur le plan sanitaire parce que ci wàllu masques yi donc am nañu plusieurs sources de masques directeur de CROUS jënd na ci yu bëri ministère may nañ ci chaque UFR de notre université jënd na ci ñun rectorat jënd nañ ci am nañu aussi apport extérieur mais lu ñu war a xam c'est que ñun ñëpp bu ñu doon compter ci université bi ñu ngi ay juróom benn junni ak lu teg ay nit mais am nañu lu ëpp 100 000 masques donc mën nañu wax ni tey que am nañu suffisamment de masques pour assurer distanciation sociale ci biir campus bi. pour reprise bi il a fallu ñu mettre en place benn comité de santé bi ñëpp la boole mu ngi boole enseignants yi étudiants yi ak parties ñooñu wax yan conditions la ñu war a rassembler pour ñu mën a reprendre cours yi premier semestre lépp lu feeñ ci document bi moom la ñu def dans les faits donc ci biir loolu mën nañu wax ni on a rempli toutes les conditions pour reprise 1er septembre bi ëllëg incha allah. kon May Diaw kon ëllëg di tey ji ci talaata ji May Diaw directeur bu université Alioune Diop bu Bambey ca université Assane Seck bu Ziguinchor foofu nag ñoom dañu tàmbali njàng mi tey jii ndaxte ubbiwaat gi dañ ko puus weer dàq ko ba benn fan ci weeru octobre li ko waral nag moo di ne université boobu dafa amoon ay yëngu-yëngu di ay grève étudiant ak grève enseignant yi laataan nag ñu doon dakkal njàng mi ci université yi loolu amoon ci weeru mars bi ñu génn ndax mbas mi di coronavirus des ba léegi lu soxal université ak njàng mi benn doomu Sénégal bu ràññeeku lool ca Amérique di nag soxna si di Adja Boussa Dieng moom nag mu nekk doom nit ku ñuul ku njëkk di jigéen di jàngale ca école ingénieur bu Princeton université bu ràññeeku foofu lay ca Amérique moom nag mu rafetlu lu ni mel ne nag yéenem mooy daal fexe ba soppi ni ñuy xoole Afrique rawatina ci dëkk tubaab yi moom sax nag na lancé benn plateforme bu ñu tuddee l'Afrique que je connais Adja Boussa Dieng jokkoo ceeg Makumbe Bey ci Amérique mu nekk. 23 mai bi ñu génn dama commencé benn initiative bu ñuy woowee The Africa I Know mu ngi tekki Afrique bi nga xam ne man moom laa xam liñ ci bëgg mooy maanaam nit ñi gis côté positif Afrique li nga xam ne africains yi mën seen mën-mën ak tamit histoire Afrique nim riche macha allah loolu yëpp lañ bëgg a wane donc initiative bi dañ ci def ay entretien ak africains yi nga xam ne ñoo réussir ci seen domaine comme domaine science wala domaine informatique wala domaine intelligence artificielle bi nga xam ne moo xew ci àdduna bi ak tamit dinañ publier ay entretien ak yoo xam ne dañuy wane nan la africains yi di utiliser technologie pour ñoom daal ñu régler seeni problème comme par exemple problème yi ñuy am ci domaine santé wala problème yi ñuy am ci domaine agriculture wala problème yi ñuy am ci domaine àdduna bi yëpp nan la africains yi di utiliser technologie pour résoudre problème yooyu loolu tamit dinañ ci bind ak tamit troisième côté bi mooy ñu raconter waat histoire Afrique si ni ko africains yi dundee si ni ko africains yi xamee parce que liñ bind ci histoire Afrique yëpp tubaab yi ñoo ko bind donc danañ publier article yoo xam ne dañuy wax ci histoire Afrique mais du point de vue africain yi donc ñu ngi ci réseaux sociaux yëpp Twitter Facebook Instagram LinkedIn ak YouTube handle bi mooy @africaiknow site web bi www.africaiknow.org mu ngi génn le 1er septembre. mu ne woon Adja Bousso Dieng di doomu Sénégal kon dëkk ca Kaolack moom nag nekk nit ku ñuul di jigéen bu njëkk kon buy jàngale ca école ingénieur bu Princeton foofu la ca réewum Amérique des ba léegi ci njàng mi ak élève ak jàngalekat ya nekk ca CM Jim Momar Gueye bu Kaolack ñoom nag njàqal di tànge la ñu nekk jamono ji li ko waral moo di ne daara ja dafa màggetaay gu jéggi dayoo ñuy ragal sax mu màbb seen kaw tax nag ñuy sàkku ñu daal di cee jukkalaata lambaay di ñaaw 8h tegal fukki minutes. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. mooy ci xibaar yi wax ci leneen di coowal suuf nga am ca Tobène ca diwaanu Tiwaawan
coow la nag mu ngay wéy ba léegi ndaxte ñenn ca ña ñu jàppoon rawatina kii de Ado Ñing moom nag di activiste dafa xam ne woon daal gendarmerie bi ñu ko jàppee dañ ko doon mettital tax nag ba kuréel yi seetu ak yelleefu doomu aadama daal di ci addu ñoom ñaawlu nañu loolu bu baax a baax sàkku nañu ñoomal enquête boo xamante ne du am benn parpalo su ko defee ñu daal di leeral mbir yi ba mu leer nañu kuréel yi di RADDHO LSDH Ligue Sénégal des droits humains ak Amnesty Sénégal ñoo sàkku lu ni mel Sadekh Niass njiitu RADDHO wax ci seen tur jokkoo ak mu dama njoon. waaw ñaare bu amee loo xam ne ni dañu ko jiiñ ci wàllu torture mooy ñu bundu xataal ni teg ko ay métit pour mu avouer loo xam ne defu ko wala loo xam ne sax def na ko mais torture woolu ci am torture dañu ko tere ci yi nga xam ne mooy xaatim yi ñu xaatim sur le plan international Sénégal xaatim ko dañ ko tere ci loi bi code pénal bi daf ko tere Sénégal loo am sax dafa ko tere te torture dafa nekk loo xam ne dafa ñaaw te dafa nekk lu bon loo xam ne buñ ko jiiñee nit sax dafa war a tiit ñu koy jiñ nit nag dañ ko war a leeral loolu moo tax ñun bu amee toujours allégation ñu ne ñun dañ maa torturé wala wane ay signes alors dañoo war a daal di ouvrir une enquête indépendante boo xam ne ni enquête boobu mooy firndeel ndax loolu mu wax am na wala amul bu dee am na nag dañoo war a sopp yoon ba nga xam ne ñi nga xam ne def nañu ko war leen a teg ci yoon loolu mooy lu normal dans un pays de droit li nga xam ne dëkk boo xam ne yoon moo fay dox noonu la war a demee. nan ngeen fëskee ne taxawoo ñi nga xamante ne ñoom ñoo dund loolu. ñi nga xam ne ñoo ko dund bu dee ñoom soxla nañ ñu taxawu leen ñun dinañ leen taxaw gis nañu sax ne alors am na ci koo xam ne nee na moom porté na plainte ba pare te boo porté plainte ci procureur ci autorités judiciaires yi dañu war a ouvrir enquête dañ ko war a ubbi saytu ko ba xam li nga wax dëgg la wala déet dañ ko war a topp ci yoon donc buñ koy topp si yoon ba mu am procès ñun bu laajee ñu taxaw si dinañ ci taxaw ndax loolu dafa nekk loo xam ne bokk na ci suñu liggéey. mu ne woon Sadekh Niass njiitu RADDHO di kuréel guy saytu ak yelleefu doomu aadama wax ci coow la am ca chambre de commerce bu Dakar ñenn ñoo xam te ne daal bokk nañ ca ñu fal ci kuréel googu ñoom di ñaawlu ni chambre de commerce di doxee jamono ji ne leen fukki at a ngi nii amul élection ngir fal njiit lu bees li ñu bëgg mooy ñu daal di auditer nañ ko yoree naka noonu tam amay ay élection lépp daal di jaax yoon te leer ñi ngi ko xamle nag ñoom ñooñu ci ndaje bu doon amal ca Pikine teewoon na fa suñu reporter Ndongo Ka. chambre de commerce bu Ndakaaru sagar nag mel ni dafay xeeñ ñii di waa collectif na leer ni jaarootuñu taal nag ak kii di njiit li Cheikh na Dieng moo yor seenu kàddu. fanweeri at ñeent fukki at nga gis ko def chambre musuñu faa nangoo jóge c'est pas normal dañu war a def assemblée générale boobu ba léegi pour voter élection boobu ba léegi mënuñu ko def 2015 la ñu faloon 2015 on parle de réforme bu kañ lañ koy jot tey boo demoon tey doo ñu benn commission bu fay dox fukki commission ak juróom-ñaar benn doxul nan la président ak bureau rek bëgg a doxal chambre mais ça c'est pas possible mënul nekk. Cheikh na Dieng ak ñi mu àndal. 1,9 milliard la état bi si boppam moo leen koy attribué donc soxluñu si personnel bu bari boobu à part le personnel bi nekk Pont Bascule te ba nekk Pont Bascule tey dafa xëy suba xale yi doon liggéey man nañ 10 mu téye leen ni leen dootu leen xëy mettre fin à leur contrat jël yóbbu fa doomam yóbbu fa jarbaatam yóbbu fa turandoom loolu ñun ban dëkk la ñu ne dañuy fal benn président pour ñu def li ko reste bi chambre duñ ko nangu loolu at bu jot ñu naan def nañ bénéfice 350 millions xaalis ba ko distribué ñi ne fii tey di liggéey waroon na jël tey benn 100 millions ñu indi ko fii wala 50 millions. waa collectif na leer bëgg nag ministre du commerce daal di addu ci gile mbir ñuy sàkku it ñu daal di amaluk caytu ci yoronu kër gi. lu dee ni chambre de commerce 1,9 milliard amul audit externe amul audit interne ñoom seen biir comptable ñooy créer seen i projet kër rek ñëw jox la ñu signé acca lii la ñu voté li ñuy demandé au ministre que mu envoyé benn audit externe ñu mën a xool li xew ci biir chambre ñoom ñi nga xam ñooy bureau membre du bureau ak président ba ñoo yor chambre ñoo cay def la leen neex loolu ñun ñëpp xam nañ loolu nag lañ bëgg mu jóge fi. waa collectif na leer ni chambre de commerce bu Ndakaaru dafa war a roy nag ci chambre de commerce bu Burkina Faso ci anam ga muy doxee ndax lu yàggul dara ñoom jot nañoo lebal seen i femmes transformatrices yi nekkee ci Sénégal ñaar ci ay milliards ci sunuy koppar Ndongo Ka Pikine rajo Futur Media. Ndongo Ka wax ci mbas mi di coronavirus dugg bu baax ca diwaanu Tivaouane ca Mewane jàngoro ji nag mi ngi fay gën di law tax nag ba kilifa yi taxaw temb ngir daal di ko fay jëlee waaye tam ngir jàppale askan wi rawatina néew di doole yi Cheikh Anta Diop. Mewane di dëkk boo xamante ne diggante ak Pire toll na ci fukki kilomètre ak juróom bi mbas mi duggee ci réew mi ba léegi dëkk bi ak dëkkaan yi daanaka ci ay jafe-jafe la ñu nekk rawatina ci nawet bi ñu nekk loolee tax nag maire ab Mewane di Baara Ndiaye ànd ci ak ay conseillers am génn seen gafaka ay koppar yu takku jënd dund jagleel ko askan wi nga xamante ne jamono yi ñu ngi ci ay tolof-tolof. jël nangu li nga xam ni moom la maire bi décidé woon jënd ko ci ab dund jébbal ko askan wi mu ngi toll ci téeméeri tonne ak juróom fukki tonne
ceeb mu ngi nii di 3000 sacs li tax ñu def ko it bi mbas mi duggee ci réew mi jaboot yi nga xam ni ñoom ñoo gën a néew doole. sous-préfet bu arrondissement bu Meewaan di Ibrahima Ndaw rafetlu nag jëf ji nga xamante ne waa commune bu Meewaan def nañu ko waaye nag di sàkku nag ci askan wi ñu ràngaayuwaat mu ne jàngoro ji di Covid-19 mi ngi ci biir arrondissement bi. ndimbal nag surtout que ñun ñi féetoo ci kaw xam nañ weer yii ñu toll jafe-jafe yi nga xam ne moom la nit ñi mën a jàkkonte alal dañ amoon suul nañ ko suuf si yàllaa ngi tawam mais dara ñoragut donc période bi kuy dimbale nit ci période bii la baaxee ci biir loolu ñuy ñaaxaat askan wi di ñaax suñu mbokk yi ne feebar baa ngi fi surtout nag ci arrondissement Meewaan am na fi ñu ñaaxaat askan ci ne ma nga Mboro ma nga Daaru Xuddoos amoon na Tayba yàlla suturaal na leen wér na fii it am nañ fi ay benn ndax tak sunu commune dafa taqaloog dëkk bu mag bu tudd Ngaay Mexe te Ngaay it muy am ay cas. ay comité villageois tabb nañ leen ñoom ñooy tànn ñi nga xamante ne yayoo nañ ko ngir ñu mën leen a jox dund bi RFM Thiès Cheikh Anta Diop. RFM Sport. Ablaye laata tàggat yaram rek ñu wax ci wàllum anniversaire bu bitee daaw jumaay Masalikul Jinaan le 27 septembre daaw la woon ren nag ñu jàppoon daal di koy màggal ay yëngu-yëngu sax ñu daal di ko ci woon waajal waaye mbas mi di coronavirus waral ba kilifa yi nag daal di waxtaan ak xalifa général des Mourides ba daal li ñu bëgg mooy ci nu mu gën a simple rek ñu daal di koy amal loolu di ubbite Masalikul Jinaan nag daaw la woon ñu koy amal nag ci waxtaan nañ ci ak kilifa gi. di xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké geneen ko anniversaire di anniversaire bu rajo RFM groupe Futurs Médias benn fan ci wetu septembre atum 2003 mu def kon tey fukki at ak juróom-ñaar biñ ko taxawalee kon groupe Futurs Médias ñuy wax kon ñëpp joyeux anniversaire. Diagne kon joyeux anniversaire Diagne. tabarkal dama gisagul ngato yi. non dina ñëw. tabarkal mi ngi ci yoon bi. kon baax na. Diagne loo ko tàmbalee. noonu tàmbalee ak wàllu Ismaïla Sarr xale doomi Ndar bi dëkk ca Medina foofa nga xam ni fa nu ko tàggatee ba fa nu koy waxtaanee mooy ca Liverpool ci Angleterre bëri na ca ñu cay wax ci taskatu xabaar yi bokk na ca waa Sky Sport ne guddi yi waa Liverpool teg nañ ko gët ba sax na mën nañu génne ci seen i jiba fanweer ci milliards ci xaalisu Sénégal ngir jëndee ko bu yóbbu ko ca woowee équipe ndax nag foofa moom mën na faa dem ba doxal la ñuy xaar ca moom laaj wi dañ ko tegal ci taabal kenn ci ñoo ko doon tàggat ca Ndar ba mu doon tut tànk foofa di Fodé Ñing lii la ci tontu ci jokkoom ak Youssouf Bodian. waaw bu fekkee antu na ko xam Ismaïla potentialité yi mu am ña nga coono attaqué coono dellu si mën a jouer à droite mën a jouer à gauche mën daw mën tëb loolu yëpp mën ko léegi nag ku ko bu fekkee avec Klopp bu fekkee réussir na moom ak joueurs yi am li nga xam ne koy jàppale ñoom Sadio Mané ñoom Firmino ak Lefero yi moom juróom dafay gën a feeñ léegi nag benn erreur loon am muy def rek mooy travail devant bi nga xam ne réussir gaaw ko réussir des fois day génn gaawantu ci ak les derniers gestes kooku bu ko réussir daal gis beneen Ismaïla Sarr ni da Ismaïla Sarr bi nga xam dina apporter Liverpool lu bëri apporter football Sénégal lu bëri wane nag seen match ñoom ak ñoom nga nekk si benn équipe benn équipe ñu ñëw ngay moom moo c'est seul moom moo ñëw gagné Liverpool si vitesse am bien sûr dafa wane ni c'est un grand joueur kon bu ñëwee foofu day moom bu ñëwee foofu day intégré maanaam ka wax il va s'intégrer ñoom juumul trop juumul il suffit dafa yaakaar lu ndaw rek mooy rectification bi rectifier bu ndaw xeeram bi gën a daw day daw te Sadio ñun parce que Sadio Mané boo xoolee dam na ko benn affaire fàttali bu baax bi mu ñëwee daaw si Sadio Mané lu mu wax dafa ne gaa défenseur yi pare leen Ismaïla mi ngi ñëw waxoon na leen ka te boobu Sadio Mané joueur du wax joueur bu aay du wax moom joueur défenseur yi pare leen mi ngi ñëw match boobu ba mu ñëw wan nañ ko bu yàgg te ba mu ñëwee fa nañ ko wan loolu rek firnde benn firnde la boobu benn firnde la incha allah bu ko signé daal man daal dinaa gis benn équipe bu nekk ca Turquie bu jógee deuxième division yi yéeg ci première division bi di Hatayspor xaatim na fa kayitu genn at ngir nag mën a doxal moom na jaar ci jaraaf gi nu ko tàggatee jóge fii dem Molde soog a jaar Manchester United Hanovre ci Allemagne leen nag fanweer ak ñaar ci at la daal di am Turquie itam xale Sénégal bi di Mame Baba Thiam ña nga ko fay waxtaanee ndax démb ñetti yoon la lakk caaxi ña ma doon jonganteel muy waa Antalya Sport ci jongante xarito loolu nag di ndorteel yu tax gars yi am njort bu rafet si moom si wàllub njaay ak njëndum joueur ba léegi
itam nu waxtaanee kii di Moussa Wagué moom dellu na ca FC Barcelone doomu Sénégal la démb. bokkoon na sax si ñi doon tàggatu ci fukk ak juróom-ñeenti joueurs yi bokkoon ca équipe ba di tàggatu ca Barcelone googa moom lañ ko abaloon waa Nice waa Barça yi nag démb seen tàggatu bu njëkk bi kii di seen entraîneur bu bees bi di Ronald Koeman moo ko daal di rek jiite ñu wax nag ni ay joueurs yi mel ne que Suarez Ousmane Dembélé wala Piqué ñoom ña nga ca woon waaye Messi daa gàntal ni dootul dem entraînement ndare nu jaay ko bàyyi ba sax di Jorge Messi moom ëllëg ci àllarba ji la nar a dajante ak président bu équipe boobee di José Bartomeu ngir nag ñu waxtaanee yëf yi ndax fu mu toll nii am na xëccoo bu tar seen diggante te moom Messi papa ji moom mooy ki koy teewal ci ay kayit di ko waxal di ko defal kon ëllëg dinañu am lu leer bu ndaje moomu jeexee ci ni Messi dafay des foofa mbaa dafay dem feneen. jaajëf kon yëpp dina leer suba incha allah Diagne. RFM rajo askan wi. yegg si ci xibaar ñeel wàllum aada ak cosaan chronique culture bi dañ ci ànd ak Fama Dione. jërë ngeen jëf ci Ziguinchor ñu yëngu ci wàllum aada ak cosaan nag fi mu nekk nii mbir yi metti na ci ñoom ndax lu ñu ay dajaloo gi diggante ay rendez-vous culturel yoo xamante ne dàq nañ ko bu jëmi jamono ak projet production yi bloqué ñu yëngu ci wàllum culture nekk ci Ziguinchor di woo autorité yi ñu indi ay stratégie yoo xamante ne dina tax ba ñu mën a sauver artistes yi ñu ànd ci ak Lamine Ba. Djibril Goudiaby moo di directeur artistique bu troupe bu Sànn ab troupe théâtrale la bi nga xam ne ràññeeku na bu baax a baax fii ci Ziguinchor daanaka ay weer ngi ni amul benn prestation bi nga xam ne amal nañ ko ndax feebar bi di coronavirus nee na loolu am nañ yeexital bi nga xam ne am na ko ci seeni production. ñun artistes yi nga xamante ne dañuy yëngu ci mbirum aada ak cosaan vraiment Covid bi daf ñu impacté trop gis ngeen ñu bëri xam nañ ni kii ñu ñëpp depuis le mois de mars salle yi dañu tëjoon ba tey amuñu benn possibilité buy tax ba ñu mën a vraiment produire wala mën a diffuser wu wala mën a en tout cas daal wane suñu liggéey wala jaay suñu produit donc loolu impact bu rëy la. Khalil Koli di artiste compositeur du groupe Afro Casa Music mel ni kuy dëggal ay kàddoom. corona bu mu fi yegsee ba tey ñun artistes yi suñu liggéey doxatul lu ñu bàyyi studio mënatul jëm kanam concert ñu programmé woon ci at bi lépp la ñu fomm kon instant bi nii ñun ñu ngi ci waxtu yi nga xam ne waxtu yi gën a métti la ci bu ñuy tàmbalee aar ba tey. bu dee am na ay artistes yi nga xam ne lor nañ bu baax a baax ci li nga xam ne boo di mbas mi am na ñeneen ñi nga xam ne ñoom jamono ji li leen jaaxal mooy li ci ëllëg ndaxte nee nañu ragal nañu ñu annulé yenn ci ay événements yi nga xam ne am nañu doole bu baax a baax mu jëm ci wàllu caada ak cosaan fii ci Ziguinchor mu ngi mel ni festival Kom-Kom Ibrahima Diassi bokk na ñi koy amal fii ci Ziguinchor. ñu ngi xaaru autorité yi jéem a xool fii ba décembre xëy naa mun na am ne dinañu mun a bàyyi événement yi pour que ay nit commencé xewale di organiser yu mel ni ne ay festival si réew mi fii nii. directeur artistique bu troupe bu Sànn ne am na pexe bi nga xam ne nguur gi war na ko wut ak artistes yi ngir wàññi jafe-jafe yi nga xam ne ñoo ngi koy nemmeeku ci biir secteur culture bi te mbas mi waral ko. vraiment état bi na engagé benn concertation pour ñëw ak acteurs culturels yi pour ñu xool yan possibilité la ñu mën a mettre en place pour que vraiment bu ñu gaañ état bi mais aussi état bi bu ñu gaañ. artistes yu yeewoo fi ci Ziguinchor nag jàmbat wi wenn la donte sax ne rafet nañu ndimbal bi nga xam ne nguur gi jox na leen ko waaye nee ne néew na loolu bu ñu ko méngaleeg jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel. li moo nekkoon seen chronique culture. ñu koy gërëm bu baax moom soxna Fama Dione Coro News di xibaar ñeel mbas mi di coronavirus tolluwaay wi ci àdduna bi Papa Balla Gueye lañ ci àndal. 854 794 lim goo xamante ne ñoo ci ñàkk seen bakkan ak lu tolloog ñaar fukk ak juróomi million ci doomu aadama yu ko am coronavirus bi ba tey dafa mel ne mu ngi gën di wulee ñaay ci fan wi ñu génn juróomi réew yi nga xamante ne ñoom la mbas mi gën a laal bokk na ci États-Unis am lu ëpp juróom-benn million ci ay cas Brésil am lu ëpp ñetti million ci ay cas tegu ci Inde moom itam am lu tolloog ñetti million ak lu topp ci ay cas Russie nekk ci ñeenteeli place bi moom mu ngi am lu tolloog 990 326 cas Mexique nekk ci juróomeeli place bi moom mu ngi am lu tolloog 664 170 cas Afrique du Sud moom mi nga xamante ne bokk na ci fukki réew yi nga xamante ne ñoom la mbas mi gën a laal moom nag moom moo nekk ci juróom-ñaareeli place bi lee am lu tolloog 625 056 cas 14 028 ñoo xamante ne ñoo ci ñàkk seen bakkan ak lu tolloog 538 604 ñoom ñoo ci daal di wér France moom ba tey mbir mi daanaka mu ngi gën di jéggi dayoo ndax am na lu tolloog 277 943 cas yoo xamante ne moom la ñu daal di nemmeeku ak lu tolloog 30 606 ñoo xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan waxtu wi nga xamante ni Italie moom itam am na ci junni ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ci cas yu yees ci jamono jile ñu dellu waxaat ci réewu
réewu Afrique yi lée surtout ci Maroc mi nga xamante ne moo nekk ci ñetteelu place bi ci réew yi nga xamante ne ñoom la mbas mi gën a laal ci réewu Afrique yi lée moom ba tey nag coronavirus mu ngi fay gën di wulee ñaay gannaaw bàyyeeku goo xam ne amaloon nañu ko ci weer yi ñu génn lu tolloog junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci ay cas yoo xam ne moom la ñu amaat ci fan wi ñu génn ba tax na itam roi Mohammed VI jamono ji mu daal di jaaxle. Savon de Marseille Alphé seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bii rëy yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak El Hadj Hassan Gueye. yéenekaay bi di observateur la ñuy tàmbalee mbokk yi moom mi xëy kujjeegu mu ne meeku mu ne ci politique diggante Idrissa Seck ak Ousmane Sonko yéenekaay bu groupe Futurs Médias ñëw ci lim jàpp nag ne moo wund boobee kujje bokk na ca mbiri privilège di ngëneel wàllu daraja ak it ñu ne wuutug Macky Sall ëllëg moom Ousmane Sonko parteem nag di Pastef ci yéenekaay bi di enquête ñu ngi ci xamle ne débat bi ci wàllu kii doon njiital opposition bi ak statut boobee opposition dara ay pexe rek la pexe ñu ne opposition bi ci boppam ndax moom mee mbir gis Le Soleil xëy ku fësale nataalam moom jëwriñ ji maître Malick Sall yéene kaay bi ne jàmb ak gindiku dellusiwaat na ginnaaw juróom-ñaar fukk ak benn fan yi réeroo la tribune moom justice boobee la xëy waxtaane ak i jafe-jafeem ci wàllu moom boppam di indépendance forum civil ak njiit la Birahim Seck ci yéene kaay bi pexe genn gi nu gis rek ñu ne ngir dëgëral justice bi mooy ay réforme jaaree ko ci assise bu boobaa nguur gi dina mën a setal boppam ci ñi koy njortalab loxo bu muy dugal saa su ne ci liggéeyam justice boobee di ko abali gët di ko xooloo fa ka neex Sud Quotidien xëyee wàllu déclaration de patrimoine càkkutee fu président Sall ci ministre am ngir ñu def lu ni mel laata fanweeri fan ak benn ci weeru août 2020 yéene kaay bi ne ci ay xibaar yu mu jot daanaka ñoom ñëpp def nañ lu ni mel dem nañ jege ji service yi soxna Seynabou Ndiaye Diakhaté njiital OFNAC ngir wax fa ak i firnde seen alal ak nu mu toll waaye problème bi ñu ne ci OFNAC mooy mbiri paradis fiscaux yi maanaam bërëb yooyu ci àdduna nga xamante ni ñenn ñi fa la ñuy daw làqi seen alal yu lewul yooyee ngir rëcc ci l'impôt ki caytu Vox Populi xëy waxtaane jafe-jafe waa Sandaga yi nu toxal yóbbu champ de course bërëb ba naqari naa dem amul benn njarte teg ca commerçant ya fa ne nag lañ daa am Sandaga ba ca gune daanaka léegi fëraas daal lu xideen wàllu làmb ji nag lépp luñ cay laam-laamee fan yi ci njiital CNG Aliou Sarr demamam déet ak wuutoom dara amu ca ministre des sports Matar Ba moo ni waxee ci Les Échos mu ne dara lépp laam-laamee rek la waaye moom mosu caa wax wala dogal ca Aliou Sarr buy toog walay dem mu ne état Sénégal dina ci jëli responsabilité am Matar Ba ci source a ne ci mbas mi la ñu ne taluñu leneen ñuy wax nag du ñàkk xëy na ay pexe wala ñuy commandité am na ca sax mu ne ñuy juum di naan ay candidat lañu ca mbiri poste président CNG duy mbër yu taxaw samp seeni ndënd waaye état ci boppam mooy def tànneefam ak kóolute ñu des ak làmb ji ak le quotidien mi xëy jàpp ne ak fombuk làmb Gris Bordeaux Balla Gaye 2 Gaston ñàkk na kombaam moom Gaston Mbengue mel ni na ku ci indi tontu ci sunu làmb mu ngi cee xamle ne ci wàllu affiche moom am na ca plan ba plan Z Gris Bordeaux nag bàyyilu ko dara ci yéenekaay bi moom Gaston ma nga naan mooy ki ko fabriqué pièce par pièce waroon na am mu ne ngoruk delloo ko xaalisam ca bëccëg 24 heures ya Gaston Mbengue ci sunu làmb ba tey di wax Gris Bordeaux yow doo Ama doo Boy Niang doo Reug Reug Savon de Marseille Alphé seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bii rëy yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. li ci yéen kay xaja sa leen ci àndal ñu koy gërëm bu baax a baax mbokk yi foofu leen yem ci xibaar yi ne sëb ñu dafa pàttali ci li ci gënoon a fës njàng mi di tàmbaliwaat tey ci université yi ci réew mi sauf bu Ziguinchor wante njàng mi par groupe lay doon kilifa université yi xam ne jël nañ matuwaay yëpp ngir lépp jaax ci yoon ci ndoratum njàng mi coow laa ngi woy ba léegi ca la xewoon ca Tobène ak ñi ne waa gendarmerie dañ leen doon métital kuréel yi seet ak yelleef doomu aadama di sàkku yoon leeral mbir mi amal ci enquête ab ay xumbute dootul mujjee am ci anniversaire ubbik juma Masalikul Jinaan fii ci Ndakaaru 27 septembre daaw la woon ñu jàppoon ko kon màggal ko waaye mbas mi tax ba ñu teg lépp ci suuf ngir moytu ay dajaloo ak yeneen na mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène ci micro bi àndoon ak Abdoulaye Diop ci machine bi ci kanam tuuti kon daan corona ngeen di ànd ak Hadj Assane Hadj ñu ngi lay nuyu di lay ziar bu baax di nuyu itam di ziar Aba. ñu ngi lay ziar bu baax Alaaji Ndiogou di ziar ñëpp ñu yeewandoo ak RFM di leen ñaanal jàmm sàkku ñaan ci ñëpp. di la ko ñaanal Diène di ko ñaanal Aba ba moom wax dëgg yàlla wares na xoolaat lu bari ci ak yaram ñu daal lañ sant rek loolu ca kanam danañ ko waxtaane mais El Hadj fi ñu doon ni groupe Futurs Médias fukki at ak juróom-ñaar fukki at ñu nekk ci kaw macha allah lan mooy seen ca fukkeel at ak juróom benn ba benn gune gu léegi ñëw bëgg noo rey seen secret lan mooy seen secret parce que du benn groupe rek ci réew mi secret bi mooy professionnalisme waaw du leneen xereñ xam nga nit ñi Aba gis nga crédibilité comme noo ko bëgg a waxee ci wolof maanaam nga fexe ba nit ñi. yow nga doon ku ñuy gëm. ku naw. waaw koo xam ne yow am na ñoo xam ne tey jii. tàmm fen tax na
buñ doon dugg ci kàmb wala ñuy dee sax di jooy. naan diw naan dara jotu ko. parce que nit da ngay kàcce ba boo wax dëgg kenn du la gëm. mais gis nga boo dëggoo. crédibilité boobu moo lay may cofeel ak wegeelu nit ñi parce que sénégalais yi mënoo ne ci micro bi bëgg a nax nag waa Sénégal nag. ak loo rëy xel ak loo amam maam njàng foo wax rek nit ñi xam nañ fa nga jëm. boo farfarloo xam nañu boo waxee nekkuñu yabal xam nañu keew xam nga ni ñaanoo yàlla métier bi ak fa nga ci jaar sa salaire bi di jox sa bopp ndékki ak añ reer booba ak léegi nit di la waxloo. wala di la saagaloo nit di yàq sa diine yàq sa ëllëg. doo ko nangu. ngay nekk bras armé kenn laa wax nag ak fu mën a féete. donc crédibilité boobu rek mooy tax nit ñi topp la balaa nga ko doon xam suba nga soppi. ñu ne rajo bi léegi de pro diw lañu. wala opposition lañu àndal wala nii lañu àndal wala diw mi ko sànc la ñuy waxal lañu ñëpp la fa ñu ko bala fa dem feneen. donc crédibilité boobu essayons de tout faire pour la garder ce professionnalisme également li ci des nag ñu bàyyi ko suñu borom parce que bu jógee ci xol yi rek lay tàbbi abaa. sant yàlla mën ko sant yàlla. mais El Hadj expérience la wala peut-être éducation la wala dara complicité bi nga xam ni moom moo am ci groupe bi rawatina ak RFM nga xam ni doo xamee directeur bi ak ci topp ak ki mujjee ñëw donc loolu lan la loolu seen secret yi la bokk. wala expérience waaw secret la parce que xam nga nit nag doo jaar ci yoon di gis. lépp lu ñu départ ne famille. di lekkandoo di naanandoo ataaya. dañ ko def fa ñu jóge woon mu jikk nu ñu continuer ko fii c'est-à-dire loolu aussi jarta fàtte. wala fajiri ba ñuy tàmbalee dañ daan añandoor añ yi génnee kër Sidi Lamine plat yi ñëw. fii la même chose gis nga fii yow gisoo Youssou Ndour mu yóbbu sa fit. gisoo Birane bu la fat et cetera gis nga tiyaa les coups de France par rapport à ce que tu fais tekkiwul ne ñoom amuñu fayday boo fi nekkee yàq ñu simpi la sànni ca ñag ba. waaw c'est-à-dire que xam nañ ne ay professionnel ngeen ñu jàmmal leen donc gis nga péex moomu ngay am ci liggéey bi. du ñàkk fayda du leneen ataaya yeeg nangam xam nga entreprise kenn du ci ataaya la ñuy wax. mais gis nga respiration dafa baax ci groupe. nit ñi nga may leen jàmm. ñu épanouir intellectuellement génne la ñu yor boo ko deful danañ toog ak la ñu am sax da ngay gis de grands professionnels yoo xam ne xolu def la ñu yor sax duñ ko def. dañ naan partale mu mel ni mbonaat. di la seetaan. donc cette éclosion boobu pour mu am il faut que jàmm jooju ngay wax. ñu maase nekk ay xarit ca du tee kenn war sa bopp kenn parce que yow xam nga ni. sama rëy ju bari ji du ñàkk fayda waaye dafa war parce que bu ma fasee sama kanam doo ma faale da nga may tegg gis nga ne ku bindoo ni gaynde ñu la fa ñukk ne gaynde dem man ngaa gis ku toog ci àll di waxtaan ak gaynde déedéet amagudde alaaj kon joyeux anniversaire kon waaw joyeux anniversaire mais man xam naa ni anniversaire bi passé fekk na ma fi te bii fekkaat na ma macha allah bii di ñëw laay xalaat ndax ci kër goo xam duñu feete anniversaire man ñun ay xale lañu. dégg nañu ñaan waaw ambiance googu. li nga bëgg dul am na mag ñi ñaan li nga bëgg nga dul am. na mag ñi ñaan nañu jox xale yi nu feete. yàgg nañ ko feete. c'est-à-dire jamono. xam nga jamono aussi. damaa nekk ci ay rajo man nekk ci yeneen. oui mu ku nu waxoon 2020 gii ci mbas la ñuy fekk. duñ ko gëm. yàgg nañ ko feeto yu bari yàgg dafay jàll ay enveloppe yu nuy mayee sax. ah man fekkee woo jamono yi. ak yeneen mais jamono dafa tëri di bu ñu demee ba 2020 nag dëkk bi